mbokk yi asalaamualeykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd bekk ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom benn waxtu bi simili leen ci xabaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ci li nga xam ne kon mooy direction bu SDE ne dégg na dankaafu njiitu réew mi Macky Sall ginnaaw grève yi nga xam ne su mën nañ ko ay bés bi ñu génn ndajep waxtaan gu yaatu la nu sekk seen biir ne fas yéene nañu kon sóobuwaat ci liggéey bi ci nu mu gën a gaawee dinañ ci dikk nu mu gën a yaatu ci biir xabaar yi bu calande syndicaliste yi nga xam ne moo ëmb ñett ci nga xam ne kon ay liggéeykat lañu ca Dakar Dem Dikk ne nag nanu yore seen këru liggéeykaay boobee dara baaxu ci loolu tax ñuy woo jiitu réew Macky Sall ak jëwriñ gu ñu dénk Dem Dikk bi di maître El Hadj Omar Youm ngir mu daal di audité yorunu maître Moussa Diop ci bopp kuréel gi dinañ ci dikk ginnaaw ba nu mu amalee ab ndaje waxtaan ak taskatu xabaar yi dañ ci dikk itam nu mu gën a yaatu ci biir xabaar yi. jàmbaar ji bañkat gi di Léon di nag Sidia Léon Diop doom la ci Ndate Yàlla Diop di sàkku nag ay doomam ñu daal di ko dellusiwaat fii ci réew mi loolee lenn ci pàcc wu yaatu ci askan wi di ko sàkku dajale bu yaatu lañ ci amal ni tey dana ci dëkk ak Ibrahima Kamara ci biir xabaar yi. article ay bés bile yëglekaay bii di Sud Quotidien lañu ko jagleel rawatina. taxawaayu njiitu réew mi ginnaaw bu ñu ko joxaatee ñaareelu mandat ci bopp réew mi di Sénégal ak yokkute bi nga xam ne am na ci njëgub courant gile loolee lépp nag tàmbali benn fan ci weeru décembre gii ñu weesu El Hadj Malick Cissé lañ ci àndal ci leeral ci biir xabaar yi kon mbokk yi loolee moo gën a fës ci xëtu xabaar yi nees kii bu ca landee ñu ngi ciy faram-fàccee. mbokk yi asalaamualeykum dal leen ak jàmm ci xabaaru marax yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo di leen dalal jàpp ci xabaar yi kon des koy tàmbal léegi liggéeykatu SDE maire ba Foutou ci dogal bi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall da ko daal di jël ngir rek dankaafu leen ñu delluwaat ci liggéey bi ci nu mu gën a gaawee boobu leen nag ni ki démb la tey ji nag nee nañu kon dañu amal ndaje gu waxtaan gu yaatu seenu biir Elimane Diouf ak i naataangoom nekkoon googu lay dogal bàyyi ko ci njiitu réew mi kon dañ koy attaqué dañ ko yóbbu kon ci kanamu ëttu atkaay yi ci réew mi ak ci bitim réew ndax nag jàpp nañu ni lu ni mel day salfaañi seen àq ak seen yelleef yi nga xam ne kon lii yëm ci wàllu loi ak droit ci syndicat yi si kon ñu leen ko daal di may du ñàkk moom Elimane Diouf danañ ko dégg nu mu gën a yaatoo sinu xabaar yi di ñëw bu ca la àndee direction bu SDE ne nag dégg nañu bu baax dogal bi tukkee ci njiitu réew Macky Sall ginnaaw bu mu leen danka foo ni ki biig ci guddi ni foo ñu daal di suubaat ci liggéey bi waxtaan gu yaatu kon lañu sumb seen biir ne dégg nañu ko naam dañ ko fas yéene jëfee nu mu gën a gaawee ginnaaw ndaje bi nag nee nañu kon ni ngay lay pexe ngir liggéey bi ñu daal ci suubaat nu mu gën a yaatu Tidiane Cissé. ginnaaw ndogal njiitu réew Macky Sall ngir réquisitionné li nga xamante ne moom moo di liggéeykat ndox bi ñi jiite société bi di SDE gis ni loolu amul benn problème ñoom li ñu gis moom moo di dinañ def seen kem kattan ngir rek respecter décision boobu. njiitu réew mi ci wàllam la nekk gouvernement bi ci wàllam la nekk mooy bu xoolee mbir yaakaar ne war nañ cee tàbbal kàddoom wala mu jël ci dogal mu jël ko ci wala mu wax ci loolu lay def ci mbir mi. ñun ay liggéeykat lañu dañu jàpp ne ay professionnels lañu dañu jàpp tamit ne ay républicains lañu kon amul laam-laamee ne dogal boobu njiitu réew mi jël ak gouvernement bi nit ñu ko sante noonu lañ koy defee duñ ci bàyyi lu toll ni tarfatal ay ni ci noonu la direction bi taxawal ab réunion de crise ci suba si ngir rek jël ay matukaay ngir rek mën a respecter li nga xamante ne moom la président bi bëgg. maanaam ndax usines yi ñi ngi dox ndax forage yi ñi ngi dox ndax clients yi ñi ngi leen di toppatoo ni ñu ko bëggee maanaam ku bëgg branchement ku bëgg résiliation ku bëgg leneen ndax ñi ngi lay toppatoo ñi ngi toppatoo tamit tuyau yu toj yi ndax ñi ngi leen di réparer waaw am déet loolu yëpp la ñu war a xayma tënk ko incha allah tey jii dinañu jébbal njiitu réew mi dina ko yëg bokk kilifa yi fan la ñu toll ci loolu yëpp. ay weer yaa ngi nii ñii di liggéeykat ndox bi di am ay tiraillement ak li nga xamante ne moom moo di nguur gi ñoom li ñu bëggoon moom moo di état bi may leen lu toll ci 15% ci capital société bi nga xamante ne moo nar a yor distribution ndox bi waaye ci ab décret bi mu jot a génne ci àjjuma ji njiit réew Macky Sall jox na leen lu toll ci 7%.
Tidiane Cissé di ko gërëm dañuy addu ci wàllu dem beeg dikk bi ak ñetti syndicat yi nekk ci kërub liggéeykaay bii di Dakar dem dikk danoo mer ba futu ndaxte nee nañu kon dañu yore seen kër gi dara baaxu ci dañuy jokkal baaraamu tuuma maître Moussa Diop mi njiital boîte boobule nee nañu nag ginnaaw gi yorin gi lépp loo xamante ne ni kon ay matukaay daal foofu daal di ko jël lu ko mooy kon kër gi dina suux te nag loolee la ñuy daal di bañ ba tax ñuy woo njiitu réew Macky Sall ak jëriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi ak désenclavement des maîtres El Hadj Amar Youm nee nañu daal audit kon la ñuy sàkku ci boobu lépp kërum liggéeyukaay seen dajeeg taskatu xabaar lañ ko daal di xamle Mamadou Lamine Fati Abdou Khadre ñu ànd ceeg Abdou Khadre Diouf. ay laaj yu bari yi nga xam ne amuñu benn yoon tontu loolu indi jiixi jaaxa ci xelu liggéeykat yi nekkee ci syndicat Dakar dem dikk yile ñoom ñile di yuuxu wàllu. tey fii ñuy wax ak yéen parc bi dafa paan na bu yàgg oto yi mooy bis yi bi ma ñëwee wax ko fi dafa ñëw mu ni bis yi paanuñu nawet bi cylindre yi bu duggee ci ndox mi yaakaar naa nawet ak léegi jeex na kon kaar yi bu dee dañ koo dencoon war nañ koo génnee dama ne réalité bi la ñuy wax mooy kaar yi dañoo paan ay roulement ay joint de culasse. beneen bi aussi moom mooy foncier bi yàlla def na foncier bi tey man dama fekkee lépp parce que la mu waxoon moom mooy on a des problèmes état joxaguñu suñuy compensation dette croisée bi joxaguñ ñu ko il faut que ñu jël ci ab lës muy 8000 mètres carrés biñ ko waxtaanee mu war koo jaay mooy fay ay IPM tabax direction générale surtout tabaxul direction générale pièce de rechange yu mu waxoon ni da koy jënd ko parce que kaaru Ablaye Wade yi 7 milliards ñu dépensé koy ay kaar paanam demewul noonu tey mu taxaw bërki démb ne dootu ko yëkkati parce que day consommé dama ni loolu du dëgg du yoon. ngir am lu leen gën a leer ci mbir mi loolu tax na l'intersyndicalu liggéeykat yi nekk ci Dakar dem dikk di ñaan ñu saytuwaat bu baax a baax seeni kër gi le xam nañ ko 3000 et quelques agents lañ tey boo xoolee masse salariale Dakar dem dikk amul ci benn société 750 millions voire 800 millions tey ñun fu ñu jëm dañuy dem ba naan sax est-ce que amuñu ay travailleurs fantômes ñoo xam ne ñu ngi tëdd seeni ay kër ñu leen di fay salaire. nañ ñu dimbali ñu auditer le personnel auditer parc bu Dakar dem dikk auditer tam vraiment li nga xam ne tey mooy gestion financière bi ak le foncier surtout le foncier. lu jëm ci wàllum suuf ay payoor yu tardé wala oto yu ñuy liggéeyee rawatina transport interurbain bi le bari ay laaj yi nga xam ne syndicat yi di ci leerlu te amuñu ci benn yooni tontu liggéeykat yi nekkee ci syndicat Dakar dem dikk ñu ngi woo kilifa bi yore dem beeg dikk bi rawatina njiitum réew mi le ndax ñu jóg seeni kër gi le balaa béy di woyu mbuus. Mamadou Lamine Fati di ko gërëm forum civil bu Sénégal di sàkku ñu indi joyanti ci décret 2005 loolu nag mooy tax kon ba këru bu jokkoo beeg jokkalante bi di Sonatel koppar yu bëri kon da ko jox état bu Sénégal Birahim Seck ak i naataangoom nekkoon loolee du dëgg du yoon ndax koppar yi bokk moomeli kon ñoo ko war a moom kon ñoom lañ ko war a jébbal ndajeb waxtaan gu yaatu la ñu sekk ci diwaanu Saly waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu décentralisation ñu ànd ci leeral moom Birahim Seck ay kàddoom ci micro Aliou Kane. collectivités locales yi ñoom nee nañ installation yi nga xam ne Sonatel daf koy def ci seen domaine national naam dëgg la domaine national loi moo ko conféré collectivité territoriale mais décret bi dafa viser le domaine public donc moom une incompréhension li ñu mën a def mu nekk mooy comme décret la lancer un appel au président de la République pour mu actualiser décret bi ba nga xam ne fonds yi nga xam ne dafay jóge Sonatel war dem ci état bi mu bay dem ci état bi mu dem ci collectivité territoriale yi mais ak une obligation ñoom ñu rendre compte beneen bi mooy fexe ba nga xam ne benn fonds am na benn fonds wax nañu wax fonds de service universel boo xam ne dañ ko teg pour lépp loo xam ne wàllu télécommunication la wàllu digitalisation la mu dem fa mais jàpp nañ gis nañ fi nekk fonds boobu dañ ko détourné ci yeneen mbir te loolu dañuy lancer également un appel non seulement au ministre en charge de l'économie numérique mais également au président public pour que xaalis bi boobu nga xam ne waroon dem ci wàllu télécommunication mu dem fa. musée des civilisations noires di amal anniversaire bu njëkk ginnaaw bu ñu ko sampee kon def na benn at ci réew mi di Sénégal ndaje waxtaan ak i tamit xumbute yu yaatu ñu daal di ko cee nas bokk na ci ay exposition maanaam ñi nga xam ne ay artistes lañ te amal seen tableau lu ni mel mu des na ko fësal ci kanamu askan wi ak itam ndaje yoo xam ne dañ ci weccante xalaat waaye itam sottante ci xalaat ci lépp loo xamante ne jëm na ci Afrique pays bu Afrique yi lee ma xam ci yu méngoog jamono am yi nga xam ne kon jamonoy maam yi la kon waxtaan yu am solo yoo xamante ne dañ ko ci amal Amadou Bokoum mooy njiital musée des civilisations noires ñu teewli kàddoom ci micro Boubacar Dieng Augustin Mandan. programme bi am na ñetti exposition am na exposition boo xam ni
Maroc la jógee ñu ngi koy wax prête-moi ton rêve maanaam ci wolof mooy abal ma sa gént ndax xaw ma ndax mën nañ ko able mais peut-être mën nañ ko séddoo exposition boobu lu tax ma am intérêt c'est que artistes yu gën a mag actuellement plasticiens yu gën a mag Afrique ñoo ko defar et dañu bëgg mu doon exposition panafricaine boo xam ne day wër Afrique yëpp te ñu bëgg vraiment première étape bi nekk comme ni ñu ko waxee léegi nekk fii musée des civilisations noires parce que actuellement mooy bu fi gën a rëy ci continent bi. beneen bi hommage maanaam ñuy sargal artistes plasticiens yu njëkkoon am Sénégal mooy lu ñuy wax école de Dakar entre 1965 ak 1985 exposition boobu Eiffage moo ko defar. troisième bi ñu koy def musée Théodore Monod mais ci programme bi la bokk boobu mooy xale yi émergents yi ñu jéem leen may espace boo xam ni daañu mën a wane seen bopp voilà ñetti exposition yooyu ñooy am après lu ci des je pense wax naa ko ba pare mooy ndaje yi am na ndaje boo xam ni contemporanéité africaine mooy daal Afrique bu bees bi naka lañ ko gisee parce que ñëpp nee nañu que siècle bi mooy siècle Afrique mais pour mu nekk siècle Afrique il faut africain mën ko jox sens il faut ñu jiitu gars yi. des ci loolee ak lu toll ci juróom fukki xew-xew ak xumbute jot nañ ko amal ci musée des civilisations noires bi ñu ko sampeek ci réew mi léegi na ca ëpp nag ñu fay ñëw di fa doxantu di fa nemmeeku di fa visiter comme ni ñu ko waxee ay ndongo daara lañu loolee nag tax ba njiit li di Amadou Bokoum ne Xemmeem TFM mooy daal fexe bu tuut tànki kon mën a dugg foofee gëstu waaye tam xool te dul fay dara lu jëm na ci wàllu koppar yi nga xamante ne ni musée bi jot na ko jot na fa dugg kon nee na lépp jot ci addu ñu indi ci leeral ak Boubacar Dieng Augustin Mandan reportage. juróom benni fan ci weeru décembre atum 2018 juróom benni fan ci weeru décembre atum 2019 loolu le doon fukk weer ak ñaar bi musée des civilisations noires ubbee ay buntam ak léegi at mu njëkk bi nag mbir yi yombul woon lool. defe naa année bu njëkk bii ñu nekk ni année njàngat la woon xaleel bu judduwee faaw mu jàng jàng nañu dox daanu nañu siggiwaat nañu léegi nag ci noonu defe naa ni mën nañu dox gi. ci at mu njëkk mi musée des civilisations noires dalal na ay gan yu jóge fu nekk ñu fay amal bépp xeetub xew-xew boobu la fréquentation ki jiite musée bi di ko rafetlu. En termes de fréquentation je pense que notre bilan. ci wàllum fréquentation suñu bilan defe naa ni mën nañ ko rafetlu moo xamit ci li nga xam ne moo di wàllum adoption publique ndax accueillir nañ lu tolloog 70 événements loolu lu baax la waaye mën nañu def lu gën. scientifique culturel et cetera donc c'est bien mais on peut mieux faire. ngir indi ay coppite ci li nga xam ne doxut kii di Amadou Bokoum jàpp ni musée bi dañ ko fësalul bu baax ndaxte lii di communication bi doxutoon noonu. les points de faiblesse c'est d'abord je pense on a très peu. yenn ci point faible yi ñu mën a wax moo di ci wàllum communiquer nga xam ni xaw na néew loolu beneen poñ bi moo di faaw ñu ciblé waat public ndax public bi ñu am ni ñu ci bëri dañuy jàng. passer les messages éducationnels. ngir gën a dalal tout tànk yi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi ki jiite musée des civilisations noires di xam le ni yéene mooy dugg bi foofu doon lu kenn dul fay dara. je pense que même à la limite il aurait été. defe naa ni dina doon gën visite yi doon loo xam ne day gratuit pour élèves yi loolu le pour meilleure éducation moom lañ ci jublu pour que élèves yi xam ni it avenir gi mi ngi fii ci Afrique waaye nekkul rek ca Europe. ou en se dépigmentant qu'ils vont créer la nouvelle Afrique. si yéene doxal lépp loo xam ne ci Afrique la soxee ko te muy jëmale kanam Afrique ci bile anniversaire bu musée des civilisations noires dinañ ci amal benn exposition boo xam ne ñu ngi ko tuddee abal ma sa gént loolu ñu ngi ko defaree ci Casablanca ñu ko amal di juróom benn fukki artistes yoo xam ne ay africain lañ te ñëpp xam nañ leen ci àdduna wërngal këpp. Boubacar Dieng jërëjëf dañuy àddu ci jàmbaar gi di bañkat di Sidia Léon Diop doom ci Ndate Yàlla Diop loolu nag askanu Sénégal pàcc gu yaatu ni ko Aïda Mbodj kon waxee mooy dañuy sàkk kon ay doomam ñu daal di ko dellusiwaat fii ci réew mi moom nag nekk na bañkat bu am solo waaye tam ku ràññeekoon ci réew mi di Sénégal nekkoon na sax njiitu Waalo waaye tamit li nga xamante ne nii mooy
taxawaayam jëm ci wàllub njàng meek njàngale mi nekkoon na ci fi nga xam ne ay doomi kilifa wala ay doomi barkeel kon ñoo fay jàngee ca Ndar Géej laataa muy dem fële ca Algérie ginnaaw kon la doon sous-lieutenant ginnaaw gi tamit nekk koo xam ne ràññeeku na lool ci armée bu tubaab yi laataa kon muy doon BRAC bu Waalo ginnaaw ay xeex yoo xamante ni kon am na ak digganteeg tubaab bi foofee nag la daal di daw dem ca gànnaar ginnaaw gi nag dëkkam fii ci réew mi doon lu metti Ibrahima Kamara. Sidiya Diop doom la woon ci Sakura Diop doonoon ab becco sa waalo waajuram wu jigéen di Ndati Mbodj bokk ci bañkat yu gënoon siiw ci jamonoy tubaab ya mu gane si àddina atum 1848 sa Ndeer ñaari at gannaaw ba waajuram bu jigéen bu siiw ba di Ndate Yàlla Mbodj doonoon ab lingeer Sidiya Diop ci koto yaayam bokk ci askan bi di Tëdyeek Ndeex doonoon makkaanuk Waalo dañu fàttali talaatab dëkk boobee yemoo ak juróom-ñaari fan si weeru mars atum 1820 jigéen ya fa xaru woon ngir bañ gàcce nga xam ni bokk na ci maamam di Fatim Yamar Xuyayu Mbodj ci jamono jooju moom Sidiya fukki at rek la amoon na mu waroon na doonu falu waaye atam ya mayu ko woon na ba tax na nasaraan si daal di tànn ki Logaar Farapenn Majaw Xor Jaw ngir mu wuutu ko jiite Waalo doon ab BRAC ñi àndoon ak Sidiya Diop bañ ba tëdd si naaj wa demoon sax bay song tubaab ba xeex ak moom xeex yu méttee métti rawatina congu yi ñu amaloon ca bërëb bi di château de Richard Toll foofee ca Richard Toll nga xam ni ab dëkku tubaab la woon. diggante 1858 ak 1859 nasaraan si daal di teg loxoom ci suufu Waalo gi yëpp Birane Gaye doonoon ab jaajoor waaye itam Yugo Faali ñu daal di leen teg loxo yóbbu leen fële ca Gabon faat leen foofee. ginnaaw ga ca mujjug jamono nasaraan si daal di tabb ki di ñàkk Kumba Mbodj di ab cousin ci Sidiya Diop ñu tabb ko mu doon chef de canton bu Der ca gannaaw ga la ñu jël moom Sidiya doon ab gone yóbbu ko ca daara bu ñuy doon duppee école des otages des fils de chef ca Ndar gouverneur fédéral bu bëggoon a def ci moom aada ak cosaanuk nasaraan ñu yóbbu ko ca lycée impérial bu Alger atum 1861 ngir mu yàggali ji foofee njàngam Sidiya toog fa ñaari at atum 1863 mu namm lool dëkkam gi di Waalo dellusiwaat foofee dellusiwaat ci Sénégal ñu daal di koy baptisé jox ko turub nasaraan tuddee ko Léon ba mu amee ñaar fukki at mu doon ab sous-lieutenant ca armée coloniale ba. mu daal di jékki-jékki dëkk ci réewam Waalo bés ba nga xam ni moom la principe daje woon ci dëkk bi di Mbilor moom Sidiya dikkaat ci réewam bàyyi te ca gannaaw lépp lu mu tàmmoon ci ay jikko nasaraan delluwaat nekk ab ceddo dëgg jiite doon ab BRAC jiite Waalo mu daal di xeex nasaraan si xeex yu méttee métti ba ñooñee mujj ko nangul ni moo jiite Waalo doon BRAC ci réew moomee ñu daal di koy sàqal ay pexe jàmb ko def ab coup d'état jëm ci moom Sidiya Diop daal di daw làqu sa Mauritanie laata muy delluwaat ci Sénégal ñu war ko ci ab jëflante ba mu amaloon ak yenn buur yi ci mim réew ñu teg ko loxo yóbbu ko sa Gabon mu dellusiwaat ci Sénégal laata muy xaru atum 1877 boobook léegi mu toll ci téeméer ak ñeent fukki at ak ñaar député bi di Aïda Mbodj di laaj ñu dellusiwaat pënduk kii di Sidiya Ndate Yàlla Diop nekk foofee sa France. mu nga kon si di Léon Diop doon jàmbaar doon itam bañkat nekk doom ci Sakura Diop ak Ndate Yàlla Mbodj nu mu la ko junjee kon ci ndorteelu xabaar yi ak article ay bés bile ñu daal di ko jagleel yëglekaay bii di Sud Quotidien ginnaaw taxawaay bi nga xam ne kon jiitu réew mi am na ko ci ñaareelu mandat bi ko askanu Sénégal jox bokk na ci kon la ca gën a ràññeeku ci yëglekaay boobee mooy njëgu courant bi nga xam ne kon yokku nañ ko te benn fan ci weeru décembre gi ñu génn lañ ko dàmpalee jëmmal ci réew mi ñu ànd ci leeral El Hadj Malick Cissé. Macky Sall ak li koy xaar ci juróomi at yi Sud Quotidien def ci gëstu bu yaatu lu waral tànneef bi. titre moom
ku ne xam na ne que dafa nekk li nga xam ne dafa ñu ne boo koy defee il faut mu coller ak li nga bind mais lu ñu bind noonu mun naa ni sax titre bi moom moo njëkk ci balaa may xalaat texte bi sax parce que damaa toog rek ma jékki-jékki réunion de rédaction ma bi ñu daan weccoo xalaat ak sama naataango yi rek après ma ne leen pourtant lii mën nañ ko def ci la titre bi gën a Macky face au défi du quinquennat Macky virgule face au défi du quinquennat bu ñu bindee article ba pare maintenir nañu titre yi parce que ñu lire article ci biir di gis ni ki franchement titre bu nekk ci biir Macky face au défi du quinquennat mais ci biir page une bi boobu ku ne xam ne tamit page une. du ko chargé. dañ koy may mu respirer moo tax ñu génne ci xam ne ki tamit bu ñu ko génnee face bi du ci yàq dara. njiitu réew mi tàmbali mandaawam ak ay yokkute si njëgu courant bi li ni mel jaaxal loolu suñu naataango. dañu prêter serment ba fal gouvernement commencé deuxième mandat bi bu ñu toogee xool tamit ay décisions yu mu jot a jël ak par rapport ak engagement yu nga xam ne jëloon na ko bu muy nekkee candidat ak tamit balaa ñu daan egg ci élection yi mooy année 2018 mi nga xam ne moom dafa xëyoon décréter ko année sociale parce que lu tax mu décréter ko xëy na moom mi nga xam ne fii ñëwoon pour maanaam soppali Sénégal génne Sénégal ci yoon yu mu nekkoon dugal ko ci yoon yi nga xam ne day tax ba Sénégal naat bi ñuy wax ku nekk mën ko yëg. sama naataango yamul foofu si page 3 bi mu ni géntu sénégalais yi si boppam moo nax saay. bu mu jotee deuxième mandat yi ba tey lu mu nekk di teg comme ay acte bokkul ak lële moo tax ñu ne nag Macky Sall face au défi du quinquennat bi parce que il avait pris des engagements mais au lieu de procéder à l'exécution de ces engagements leneen la nekk di def lu dul yokk. suñu naataango jox kàddu Pape Mahawa Diouf. kenn mënul reprocher njiitu réew mi ci mu am politique bi nga xamante ni da si boole ñëpp ak it gis-gis bi nga xamante ni ñëpp dañ ci war a bokk. yéenekaay bii di Sud Quotidien def gëstu bu yaatu ci ñaari fan si weeru décembre lu jëm si yokku produit de consommation yi ndax seetlu bi mooy dafa fësagum si ñaareelu mandat bu président Macky Sall. El Hadj Malick Cissé di ko gërëm jox ko kon dox daje ay bés bi ñu dëgmal ci geneen yëglekaay ak beneen naataango boo xam ne kon dina ràññeeku lool ci ëttu tasukaay xabaar yi kon mbokk yi di leen jaajëfal bu baax sant leen gërëm ñëpp ñi jàpp ci xabaar yi ba mu daal di yemb kon ndax loolee moo laf laajtu xabaaru marax yi Adama Anouchka Ba jox leen dox daje 19h45 ci xabaar yi ci yaatal ci kàllaama nasaraan ma jox leen dox daje minuit ci jukki xabaar yi bu ci lande fii ak boobu ngeen wéy di ànd ak suñuy programme ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf